ay ja yéen a ngi ci Zik FM Sen TV l'officiel bii la jotaay xibaar la ca gën a fës moo di coowal découpage administratif bi jàppale ne kon askan wa yeewoo sa kunun kër Njaayloo kër Daado Sarr kunun ngalam jàpp cité Maba Guissé ak nag cité ya nekk sa wet ga ñoom seen bëgg-bëgg moo di ñu def leen ab commune ndax démb lañ wàccoon si mbedd ma doon fa amal ak dox ñaxtu nee na ngal la waaye bu ñu leen taf sa sàngal kam dañaa doy tiit jëmale ci ki nga xam ne mooy Boy Djiné na mu rëccee sa kaso ba fukkax ñaareel bi yoon ki nga xam ne moo nekkoon avocat am di maître Abdoulaye Babou nee na nag lu njit njaag bi boo ñu xam ne Boy Djiné am na sa wàll waaye it administration pénitentiaire ga ñoom it am nañu sa wàll daañu wutali ca bët saalumu réew mi mu mel ni kon l'armée nationale bi ñu ngay wéyal seen i opération bi nga xam ne lañu si jublu moo di xeex ngir foofee kaaraange gi daal di fay sax waaye daggum garab gi jàppale nit loolee ci boppam la ñu bëgg mu dakk ndax ba ñu wàccee sa àll ba doon nañu fa ay sox si maanaam gannaaw ba ñu tegee loxo it yenn ci ay bant yu nga xam ne dañ ko daggoon ba noppi doon ko dugal Gàmbi tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Mante moom li yéen kay xëy dëxëñ ak El Hadj Ahmed Aïdara mooy ndar kepp bi la jotaay xibaar waaye nag laata faram fàcce gi ñu wàcc si tali bi saytu dem mbir dikk bi Yacine. Voici Trafic News. Awa Diatta Mbaye yaa ngi si ligne bi. waaw ñoo ngi ci ligne bi waaw. Très bien fan nga nekk. Voilà, merci beaucoup. Nous avons progressé. jaar nañ sànq rek passerelle bu Nabil Choucair pour oto yi bàyyi ko di côté de la foire foofu la aussi foofu boo fay stationnement ndax moo la yéexal su ko defee aussi jaaree nañ noonu rek au téléphone échangeur bu waan foofu la aussi des ralentissements pour attendre à ce niveau échangeur foofu la aussi point de transit la pour oto yi bàyyi ko boru boulangerie Kappa bu ngeen di foofu la da ngeen di patienté ndax entrée bu service technique ak ñaari sortie maritime tax na foofu la aussi xaw na yéex ci boobu le trajet boo fa bàyyi ko aussi bëgg a progresser vers la cité des eaux aussi des ralentissements vous attendre à ce niveau foofu la boo dépassé feu de signalisation bi soit nga progressé utali rond-point Liberté 5 se dégagé wala boog nga progressé utali rond-point Boucher-d'Eau te ralenti vous allez le faire wala boog nga jaare noonu utali intersection bu nekk foofu la utali dama jëy sall sur l'avenue Cheikh Amadou Bamba wala bu mën a progressé utali marché bu HLM Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Aba Diatta bul fàtte duggaat nag ci kanam nga ànd ceeg El Hadj Ahmed Aïdara Mame Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga wéyee. ci yenn ci ay ponk dañu koy jukki fas yéene ko waxtaanee ànd sa El Hadj Mouhamadou Mansour Diop la député du peuple ak nag Siré Sy ñu koy door ak askan wa yeewoo sa kunun kër Ndiaylo kër Daouda Sarr kunun Ngalam cité Mbaba Guissé ak cité yi nga xam ne ñoo nekk ca pegg ba ñoom nag seen bëgg-bëgg moo di ñu def leen ab commune si projet de découpage administratif bi nga xam ne moom la ñuy lamlaamee te bëgguñu benn yoon nag ñu taf leen sa commune bu Sangalkam ndax nee nañu boo jëlee téeméer ñi nga xam ne ñoo dëkk foofee juróom-ñeent fukk yeex juróom yi ànd nañu si ñu def leen ab commune doxum ñaxtu la ñu amal ni ci démb dare ko kunun sa kër Njaayloo jaar kër Daouda Sarr du ñàkk daan ca ndax Cheikh Ahmed Tidiane Seck si sunu yeneen jotaayu xibaar ni leen ko waxee ci ndorteel it xam ngeen ne kon Boy Djiné dafa rëccati bi mooy fukkax ñaareel bi yoon moom moomee nga xam ne moom mooy Boy Djiné ñu tëjoon ko sa kasa ba camp pénal maître Abdoulaye Babou ma nekkoon avocat am moom it la mu xamle moo di bie ba ñu xam ne rëccug Boy Djiné gi de administration pénitentiaire am na sa wàll waaye it moom ci boppam am na sa wàll te nag lii dafa rek war a nekk ab occasion ñu war a xam ni jàpp nit ki téye ko fa te àtte woo ko nag faw yenn saa yi moom mooy indi fipp gu ni mel ñu ànd seex ay kàddu moom maître Babou. yoon dafa am ñaari yëf su dee délit la kenn mënul passé te la juróom benn weer mais su dee crime amul délai moo tax man sama wàllu bopp woo naa ba tey association yelleef doomu aadama yi pour ñu mën a limiter délai bi ñuy téye nit ñi ci crime su dee délit mënul passé juróom benn weer suñ ko attewul juróom benn weer dañ koy bàyyi mais crime amul ab Boy Djiné nag looloo ko mës a naqari bu nekk mi ngi jooytu lu tax duñ ma atte lu tax duñ ma atte lu tax duñ ma atte li ñu war a jëkkoon na def mooy ni limiter nañu nit su toogee ñaari at pour crime nañ ko atte wala ñu bàyyi ko nekk guñu foofu Boy Djiné nag xam naa ni daw na kenn du ko encouragé mais jooy na ba taay ni nañ ko atte dem na ba amatul bunt moo tax mu dem yoonam. El Hadj Mamadou Mansour le député du peuple maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. Boy Djiné rëccati na fukkax ñaareel bi yoon dànqaafu nga fi woon de. fukk ak ñaar waxoon naa leen Boy Djiné nañ ci tey rek xam nga rek ay mbokkam la ñu waxoon ni peine bi mu woon tëdd jeex na. avocat mu ngi wax détention préventive atte woon nañu ko wala atte wuñu ko woon. ñu ne woon dafa feebar ba nekk grève. waaw ñu ne woon dafa feebar kon nañ ko génne ñu ni woon mu ngi ci grève de la faim ma ne de toute façon Boy Djiné am na histoire moom ak Sénégal. nañ xaar bu fekkee peine mat na justice mu ngi fi daañu ko wax foofu yàlla entre temps fi ñu waxee moom génn na ndaw na donc defaat na ma ni nam nañ bàyyi yoon def liggéeyam ak xam nga am na yoo xam ni boo commenté ci une façon nga chargé ko xëy na nga laal xëy na crédibilité mu la famille am
mais da ngay wax rek dëgg te yàlla tax nit ku mën di doon boo nekkee danger ci public bi ci sa ay acte ak ni ngay doxale pour ñu def pression ci kaw justice itam dafay poser problème donte woon ni nag toujours dañuy sàkku ñu respecter ay droits parce que nit moo ak situation bu mu mën di nekk am na ay droits yu ñu ko war a bàyyeel mais booy jinne daal booy jinne la quoi. booy jinne la daal booy jinne la def na fi jinne sa diwaanu Casamance la ñu wutali xam ngeen ne kon démb si dibéer ji askan wa fa yeewoo ay sox moo leen yee niki ci suba gi sox yi nag ñu ngi ko doon dégg ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau sa frontière ba bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xibaar nee na nag takk der yi dañu doon rek jéem a maanaam yëkkati ay fépp yu nga xam ne ñu ngi basé woon sa casserole te nga xam ne nag ñu ngi nekk ci commandement bu César Atoute Badiane mu mel ni kon foofee sa ba sa diwaanu Ziguinchor sax ñu ngi doon dégg li nga xam ne moom mooy sox yi ñu desandi si bët saalumu réew mi ak sunu l'armée bi ñoom ci boppam ñu ngi amal ay opération ngir saxal jàmm foofee ci wàllum saxal kaaraange gi waaye it xeex li nga xam ne mooy daggum garab gi ca àll ba si njeextulaay bés bi takk der yi ci boppam teg nañu loxo benn cargaison bu nga xam ne ni ay bant la yeboon doon ko wutali Gambie taal nañu sax li nga xam ne moom mooy cargaison ba looloo sabab nag ab réunion d'urgence combattant yu MFDC yi maanaam fi puy daal di koy ñu daal di koy mujjee woote ngir xool nañu doxalee rek ci jëf ju ni mel ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo. fii ci bëtu Saalum réew mi ñu ngi wéyal di xeex li nga xamante ne moo di exploitation abusive bu forêt ba ci ndorteel week-end bi ay soldats yu l'armée nationale yu nekkoon ci ab patrouille ca Nord Sindian jot nañoo dal ci benn camion bi nga xamante ne mu ngi yeb ay bant ba mu fees ca Wel Kalir di ab village bu commune bu Olampan nekk ca zone transfrontalière diggante réewum Sénégal ak réewum Gambie cargaison bi nga xamante ne mu ngi doon jëm ca réewum Gambie waa l'armée nationale dañ ko daal di taal ba mu jeex tàkk bu ñuy sukkandikoo ci sunu ay source bi mooy ñetteeli camion bi nga xamante ne waa l'armée nationale jàpp nañu ko te làkk ko ba mu jeex tàkk ci boobule zone bi nga xamante ne mooy zone de prédilection bu ay bande armée te ñu bokk ci mouvement des forces démocratiques bu Casamance il est saisi yu ay camion yu yeb bant ca zone boobee bu ñu moyul dina créer ab tension bu mag a mag ci diggante l'armée nationale ak wéy fipp yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance ci ab zone bi nga xamante ne askan wi dund nañu ay jafe-jafe yu metti lool ay at yu bëri ndax conflit bi ca Casamance samedi bi ñu jënn ay chef de village ay responsable de jeunes ak it ay responsable yu groupement jigéen ña yu nekk ca zone boobee la ay nitu Salif Sadio daal di convoqué ci ab réunion d'urgence boobu la réunion bi nga xamante ne amal nañu ko ca Younor te digganteem ak Kanilai soriwul dara amal nañu ko ay waxtu yu bëri lool la jamono ji nag amul lenn li nga xamante ne senn na ci boobu leen ndaje. si daggum garab gi foofee sa diwaanu Casamance xam nga ne cargaison la ñu teg loxo bu nga xam ne biñ daggee garab yi ma noppi Gambie la ñu ko bëggoon dugal. absolument ñëw si mujjee maanaam teg loxo ba taal ko. coowal daggum garab gi foofee. waaw loolu moom catastrophe écologique la. déjà jamono ji fi président Yaya Jammeh nekkoon dañu jàppoon ni Yaya Jammeh mooy organiser lépp mais constat bi ñu mën a def mooy après Yaya Jammeh. Agression environnement bi mi ngi continuer ba kon donc ça veut dire que réseau yi fa nekk c'est des réseaux très bien huilés boo xam ni peut-être que même bu fekkee bopp bi dagg nañ ko sax mais yaram bi mi ngi continuer di dem mais loolu moom il faut que Sénégalais yi jóg ci Gambie aussi jóg ci ñëpp xam nañ diggante relation personnelle yi président Sénégal am ak président Adama Barrow bu Gambie donc normalement avec une volonté ak sax Guinée-Bissau quelque part donc normalement quand les États s'y mettent waratuñoo am jafe-jafe yi quoi. parce que ces moyens États yi quel que soit alpha moo gën a bari que moyen brigand yi quoi ak ñiy dagg gàncax gi. El Hadj est-ce que jotul tam réewum Sénégal xoolaat bu baax coowal daggum garab gi foofee sa diwaanu Casamance ndax bu ñuy fàttali ni kon saa bu fipp yi di song ca àll ba la ñuy songee. parce que garab yi ressource bu am solo la ci ay revenus yoo xam ni réew mi mun na ko am question bi nag mooy est-ce que ñun ñu ngi ci jariñu wala dafa mel garab yi comme or bi xam nga daggum garab du yoon ñi koy def itam nekkuñu ci yoon te dañu war a sàmm suñu environnement mais boo joxoñee càcc gi nekk ci garab yi ak environnement bi noonu ngay joxoñee aussi or bi ñuy exploité ci Sénégal fan la féete Sénégal noonu ngay joxoñee phosphate bi ñuy exploité ci Sénégal ñaata ci ay milliards par mois fan la féete Sénégal ak yeneen gaz bi nga xam ni gaz am na Sénégal yàggul sans compter yeneen béton ciment fer
foo laal ñu ngi fay exploiter Sénégal am koom ci wàllu suuf boo xam ne tey bu mu ci doon mun na naatal dëkk bi mais da ngay laaj loolu fan la féete askan wi lan la ci suñu gouvernement bi di ci am maam ba ci wàllu njëndakum njaay sax Sénégal dañ ñuy nax ci façon bu kenn xamul ñu ngi fàttaliku bi njiit réew mi di waajal campagne am booba mu ngi ci opposition bi dana ma mënta gëm carburant di gën a cher Sénégal qu'au Maroc qu'au Mali mais defe naa ne situation bi dafa gën a yokku tey diggante différence bi am ci litre carburant gasoil Sénégal ak Mali tuuti moo ko manqué 200 francs yooyu yëpp da ngay laaj ci nit ñi ñuy exploiter suñu ay biens te ñun mënuñ ci am benn dërëm nga jàpp ni ñun xawma la moo xew d'ailleurs nag armée bi li ñu def lu ñuy rafetlu la lu ñuy saluer la parce que faaw ñu def face ak samba boy moo xam Gambie la ñu dëkk moo xam Guinée loolu tënkuwul ci relation sax ñaari réew loolu ay samba boy la yoo xam ne nag c'est que li ci beneen réew mën a impliqué wu mooy bu ñu ko sàccee ci réew mi nga nangu ñu làq ko ci yow parce que complice nga loolu nag armée bi buñ ci engagé woo def ci ay xeex lu am solo la ñu desandi ba tey ci ba Saalum réew mi yaa xam njombe la nga xam ne moo amoon si àllub Bofa Bayotte ba am ñuñ sa faat mu mel ni kon njaw mu ngaa wéy di sa desu xambin Omar Ampuy Bodian René Capin Bassin ndax ñaar fukk ak ñett ña nga xam ne dañ leen si tegoon loxo ba léegi ña nga sa kaso ba mat na léegi ñetti at looloo sabab waajuru ñooñee nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw nam amal ak doxum ñaxtu seen bëgg-bëgg nag du lenn lu dul gannaaw ba ñu leen fa tegee fàtte leen fa jot na nag ñu àtte leen ñoom ñu xam ani ñaataat la ñuy tëdd sa kaso ba nee nañu nag doxum ñaxtu bi daañ koy amal bu fekkee nag kenn fullaalu leen ndax nag lu nu mel dafa war a mën a dàkk fii ci réewum Sénégal jël nit ki ne ràpp tëj ba noppi te fàtte ko sa kaso ba wàllu politique la ñu yàddu jëmale foofee sa Grand Yoff jongante gox-goxaan yi mënees nañu wax ne kon du yomb ndax nag bu weesoo benn bokk yaakaar ak taxawu ndakaaru am na ci ñu nga xam ne nii ci askan wa dañoo jóg ngir nag ñoom it samp seen ak ndënd ku ci mel ni ancien international bi Alioune Badara Kébé ndaw la moom dafa gis ne politiciens yi wane nañu la ñu mënee kon nag dafa jot ñoom ci boppam ñu jël mbir yi def ko seen yëfi bopp fekk ji askan wi ndax nag rupture ci boppam moo war a mën a am ñu ànd Cheikh Alassane Balde ci ay leeral. jongante ca bopp mairie bu Grand Yoff Alioune Badara Kébé daal di samp ndëndëm ancien international boobu nag xamle lu lu mel te mu jàpp ni moom mooy candidat bu nar a indi coppite ci diwaanu Grand Yoff. j'ai sillonné jàngal bi mooy je suis resté jàngal bi mooy j'ai appris xam naa fi ma nit ñi teg xam naa lan la ñuy xaar si man xam naa ndax mën naa ko wala mënuma ko même bu dee yàlla rek moo matal. jàpp ni nag waaw ñu daal di soppi xar kanamu Grand Yoff jox ndaw ñi yaakaar. dañu am problème canalisation. dañu am problème assainissement. moom di doomu gox bi nag ràññeeku lool gannaaw taxawaayam jëm ci aji néew ju doole yi ci diwaan bii. looy def da nga koy commencer sa biir kër. on a envie de changer notre pays. xool nañ lañ koy développer xool nañ lañ koy changer pour war a mën yeneen jeunes yi nekk ci yeneen gox yi mën ci roy pour leneen. lu weesu candidature am yeneen ñaar daan nañ koy xam bokk na ci nag actuel maire di Madiaw Diop ak kii di Cheikh Bakhoum bokk coalition Benno Bokk Yaakaar moo ne sax ay kàngam lañ ca gox ba lu ni mel jaaxalu ko benn yoon ba tax sax mu jàpp ne rek dina sukkandiku ci génération bu bees bi nga xamante ne moo fi nekk ngir indi coppite yi nga xam ni moom la waa Grand Yoff di xaarandi boobu ba nit yi. Siré Sy gis nañ ko ci niñ ko gisee sa Grand Yoff noonu lañ ko gisee si yeneen gox yi goxaan yi dafa mel ni élection locale yi ñu dëgmal du nekk mbiru politiciens yi kese. mais d'ailleurs boo gisee non seulement du nekk mbiru politiciens yi kese mais aussi du yomb trop te nar na am ay surprise yu xaw a bari d'ailleurs soo gisee implication personnelle bu président de la République Macky Sall def ci gaayam yi loolu moo lay jox indicateur que su ko bàyyee gaayam yi rek peut-être que mën na am ay surprise stratégique xam nga gis nga profil yu mel nii dañu jar di bàyyi xel ci local yi parce que ñii lan may doon seen particularité mooy dañu nekk d'abord ay acteurs de développement c'est-à-dire que avant affaire politique bi ñoom dañoo nekkoon di yëngu ci askan bi di amal njariñu askan bi ba politique nag dab leen ça veut dire que quelque part da ngay gis ni du ñoom ñoo dem ci politique mais politique moo leen dab ci yoon bi mooy comme kaawu exemple Habib Niang par exemple Habib Niang de Thiès ça fait 4 ans il fait dans le social partout à travers le Sénégal di def social donc ba nit ñi sax ñooy solliciter c'est comme Ahmed Aïdara aussi c'est-à-dire que da ngay nekk ci social ba nga xam ni gars yi jàpp ne yow c'est que amuloo dara ba dara dul dara yaa ngi leen di jàppale bis bu tedd que bu ñu la joxee fonction yi ngay mën a jël décision di mën a jël pouvoir parce que en fait en réalité nekk ci gox-goxaat bi au-delà de yenn avantages matériels mais li mu leen di mooy nga mën a jël
la décision pour pouvoir transformer les localités prise de décision boobu loolu lay askan bi di sàkku ba mujj gi ñoom ñoo lay pousse pour nga ñëw en tout cas vivement pour des profils de ce genre ci élection locale yi ay nit ñoo xam ni avant politique doon politique askan bi xamoon na leen du politique rek moo tax ñu gis leen et je le rappelle pour avoir ñu ñëpp seetlu nañ ko des profils comme Habib Niang mais des profils aussi comme Ablaye Dieye Thiès voilà ñooñu souvent boo leen xoolee souvent les comptes rendus de la presse da ngay gis ni ci social nañuy nekk ci social ci transformation ci développement et cetera ñooñu nag bu ñu ñëwee ba élection dab leen véritablement candidat yu jar a bàyyi xel nañu que par rapport ak politiciens yi xam ne appareil d'état en tout cas li ñu mën a retenir ci local yi moom dina am surprise yu bari dinañ gis ay tête de file yoo xam ni yaakaare wuñ ko woon foogee wuñ leen ko woon te dina ñëw parce que askan bi aussi élection bi rek la moomal boppam quoi yi ci des yëpp parti yi ñoo ko moom coalition yi. élection yi rek la askan wi moomal seen bopp ndaw yi c'est bien beau ñoom ñu bëgg a dem engagé wu waaye yan ndaw ci boppam ñoo mën a dem ci li nga xam ne mooy local yi El Hadj. c'est une bonne question yan ndaw ñoom ñoo ciy dem mënoo xëy rek tey après ni da ngay ñëw te fekk posé woon ay acte comme ni ko Siré waxee faaw nga nekk ci wàllu social et puis collectivité territoriale loolu la soxla social xam nga mënoo nekk maire. nga xam ne bi nga gëjee sa localité ak léegi daanaka day def ay 6 mois wala nga def ay 4 mois nga xam ne signature yëpp pratiquement na nga koy mën wala lépp di bloqué tey néew na maire yi booy dem ci Sénégal lépp di dox à merveille da ngay gis ay ñu naan ay signature bi dafa raté même boo amee décès sax pour nga am signature maire dafay xaw a jafe wala maire bi jël kenn ci ay adjoint am délégué ko ay signature yooyu yëpp ay jafe-jafe la gis nga si bien beau ñu responsable politique yi am ay poste de responsabilité comme DG di xëccoo ay localité kenn mënu leen ko xañ parce que ay sénégalais la ñu seen ay droit la mais man damaa gis ni sax loolu bokkul ci liy indi doxalinu sell gis nga maire dafa dëkk ca localité ba nekk ca localité ba di gis li askan wi di dund ci ay jafe-jafe te mu am vision nag nekk ci localité bi itam di gerte caaf naan ataaya sa temps yëpp itam du solo da ngay am vision di xalaat di planifier di voyager di ñëw di am ay projets yoo xam ni ay projets de développement yu tax dëkk ba naat mais néew na tey ay communes yu jël seen bopp en charge def ay projets de développement yu am solo yu soxali seen ay diiwaan loolu itam faaw ñu xool ndaw ñi ko mérité ñu fal leen te bañ a topp rek mbumbaayu politiciens yi loolu lu am solo la ñi nga xam duñu ay homme politique impliqué wu ci gestion wu localité yi mais jéem ko jiite loolu moo jaadu duñ jël lépp bàyyi ko ak politiciens yi à plus forte raison gis nañu commune boo dem ni ñuy jooytoo laati gaaf ak lompoñ gi nekk ci seen ay maire seen maire ak seen falu bi nga xam ne fi nekk nii dañuy sikki sàkk ci légitimité bi ndax temps bu guddi bi ñu fi des bi ñu leen fi degal xëyum ndaw ñi commune bu Tivaouane Peulh jàppale Tivaouane Peulh ñàgg may nañu leen benn centre boobee nag ndaw yi la ñu ko jagleel ngir ñoom ci boppam ñu mën fee am si yenn ci activité bokk na ci wàllum ñawaax lu ni xeetoo waa ONG We for United ñoom ñoo ko fa sanc ànd seex waa mouvement Mon Pays Mon Avenir mu mel ni kon nag njiital mouvement boobee sax si boppam bokk na ci ndaw yi samp seen dënd ngir bokk ci jongante gogoxaan yi foofee sa commune bu Tivaouane Peulh ñàgg Ibrahima Sissoko ñu teew lay kàddoom day nekk projet boo xam ne nii première phase la première pàcc bi nag moom lañ nekk di def pour que afin que tey jii ñu mën a réaliser projet coupe couture ba xam ne waa We for United ñoo ko def seen xalaat la seen projet la ñoo ko xalaat de bout en bout donc ñoom tout ce qui est technique tey jii si projet bi ñoom la ñun dañoo ñëw rek apporter suñu soutien accompagner leen dans ça bokk ak ñoom projet bi au moins pour les accompagner jusqu'à ce que ñu dem ba du ñu soxlati kenn pour ñëw nekk tey jii lebal ma lii wala lebal ma lee l'objectif ñooy teggi ñoom ñu dem ba autonome ba ñu créer yeneen centre coupe couture si biir Tivaouane Peulh ak lu ko wër loolu day servir aussi exemple à d'autres pour ne pas aussi ñu toog di xaar ndaw yi di dem fii di dem fële soo xoolee teggi y a beaucoup de chômeurs dans ce pays mais il faut ñu accompagner leen dimbale leen jàppale leen de telle sorte que teggi ndóol boobu dina wàññeeku te ku nekk gox bi nga nekk fi nga dëkk war nga mën a xool teggi jeunesse ba fa nekk accompagner leen appuyer leen bañ fi nekk loo xam ne day indi ay parparloo wala kii fii la bokk wala kii fa la bokk la jeunesse reste la jeunesse sénégalaise et c'est très important nit yi xam loolu. keneen ku samp ndëndëm si jongante gogoxaan yi ñu dëgmal moo di njiital mouvement Guédiawaye la bokk ni mu ko baaxoo di def moom nag jébbal na li nga xam ne moom mooy poste de santé bu commune bu Sam Notaire benn appareil échographie ngir nag jàppale leen si rawatina jigéen ñi ngir nag ñu mën bu ñuy saytu seen yaram mu ma gën a yomb si ñoom appareil bi nag bu ñu koy xayma war na yegg ci fukki millions suñuy koppan ñu ànd seen nang ko ba ko yëg ko échographie bu bees tàq la njiital mouvement Guédiawaye la bokk may centre de santé bu HLM Paris nekk ca Sam Notaire. donc ëppale ngi fi
depuis ba léegi ci poste ba léegi chaque année moo woo la wax la ko yéen a gën naa ci taxaw dana ci taxaw te yow lii nga def boo amee ñetti magam suñu poste léegi mu nekk centre de santé amee jërëjëf mais wallaay am naa yéene ci li ngay dox yàlla suturaal la nga am ko. lu mooy bile appareil Ahmed Aidara jox na itam yeneeni matériel médical bërëb bu fajukaay bi lépp ñu xayma ko ci fukki million ci sunuy koppar mu doon porox ndoll ci candidat bi samp ndëndëm ci mairie bu Guédiawaye woo kilifay gox yi ci ñu dugal seeni yoxo ci wér-gi-yaramu askan wi. ñëwee fii daal la ñu xam lan mooy mbirum poste de santé ak condition yi nga xam ne ñu ngi koy dund. le représentant du médecin chef balaa kenn di joti ay hôpital Dalal Jàmm ak Roi Baudouin yi fii mooy base bi. te ñii nekk fi nag sacrifice la ñuy def ndax ñin xam nga nit moom boo ñëwee indil ko cadeau boo xam ne moo la ko gën a bëgg yaakaar naa ne toppatoo bi mu koy toppatoo yow sax boobu ñin bu ñu koy roon suñ kër duñ ko toppatoo loolu ñoom ñii ñoo xam njariñu lii. bile geste bu ñu baree bari rafetlu dina feexal lu ëpp ci soxna yi yeewoo ci boobule diwaan muy soxna yoo xam ne ñu ci baree bari dañ doon ami jafe-jafe ci jot appareil échographie ci jamono bu nu wannee lor. FIARA édition 2021 la ñuy àddu jëmale wàllum exploitation familiale doon na lu ñu fa ràññee loolee sabab nag président conseil national bu concertation des ruraux gis ne loolee ci boppam faw ñu gën koo nag kantanal ngir nag mbay dunde gi doon dëgg gu ñu mën a teg baaraam fii ci réewum Sénégal ñu ànd see Fatou Lambe Diop. ceeb dugub ay légumes yu ci bari nag di tukkee ci li nga xam ne moo jublu ci mbayub kër yi lu ñuy tuddee exploitation agricole familiale ñoom nag wane seen bopp ci FIARA 2021 bi ba tax na nag seen yokkute nekk na loo xam ne nag combat wu sincère la bés bu ne. ku nekk war na gëm xam lu koy sauver mooy nga war seet si nga yore ko sa réew lu gën am maanaa si sincère mooy fexe ba mbéy kër yi ñu mun ko développer. fexe nag ba def promotion exploitation familiale loolu dina daal di bokk ba ñu jot ci souveraineté alimentaire. kuy béy kuy sàmm kuy napp lu muy jëkk xalaat mooy su ma béyee su ma sàmmee su ma napp fan lay jaay. suñu gëmee suñu bopp gëm lu ñu am suñu koom-koom gëm suñu nit mun nañu béy lu bare sàmm lu bare lu doy si réew mi. ñoom acteurs yu CNCR yi jàpp ne nag lépp lu jëm rek ci wàllu gën a aar suuf si nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ngir mbayub kër yi loolu nag nekk na loo xam ne lu am solo la waaye tamit lu jëm ci njaayub produit yi nga xam ne daal dinañ koy bay loolu bokk na ci li nga xam ne dina jëmmal bu baax li nga xam ne mooy mbay mi fii ci Sénégal. Siré Sy laata ñuy wax ci bay dunde gi ñu wax ci gis nga geste bi nga xam ne Ahmed Aidara def na ko. waaw déjà sax la photo est saisissante au moment où le maire Aliou Sall mi ngi dem di recevoir ay raaya ci calebasse d'or le maire moom ma ngay dem di jox askan bi ay jumtukaay yu mën a relever donc image boobu dafa xaw a saisissant ci véritablement yan taxawaay la le maire mën a am donc Ahmed de ñu jàpp ne au-delà qu'il est notre collègue mais véritablement avant affaire politique yi yëpp di dem Ahmed moom ku ko mës a xam ci social nga ko xamee mooy li may wax rek quoi local yi dafa am ni ñoo xam ni ñoom demuñu ci politique moo ñëw ci moom ñoo leen def te Ahmed Aidara ci profil yooyu la bokk quoi. ci la bokk. El Hadj FIARA bi de occasion la ngir ñu mën a wax ci bay dunde gi nee nañ exploitation familiale war nañ ko gën a dooleel bu ñu bëggee am benn souveraineté alimentaire. te ci biir discours boo ko déggee da ngay wax ni da ngay dégg mu ni bayee ko ci réew mi lekkee ko ci réew mi. mënu am benn produit bu ñoree Sénégal. ñu koy exporter en même temps di ko importer xam nga loolu dafay wane manque d'organisation boo xamante ni bii am na. loolu lépp nag bu ñu ko bëggee soppi rencontre yu mel ni FIARA dafay am solo parce que day tax nit ñi xamante day tax nga xam lii nga soxla fii la ñu koy bayee day tax nga xam ne bu ñu ko bayee ñii ñoo koy transformé ñi koy transformé itam daañu am ay distributeurs yëpp ay contacts yu fay juddu la distributeurs yooyu dañu am seen vente cible daañu xam ñan la ñuy jaay tey boo demoon FIARA yendu fa maam ba ngoon jot da ngay gis benn ouverture da ngay xam ni politique bi ñuy def fii nii xëy na dafa nekk ci benn espace bu ndaw mais bu ñu ko tasoon ba mu nekk Sénégal nit ñi dinañu génn ci ndóol te dinañu dimbali ci wàllu xeetu feebar yu bëri xam nga yi ngi wax journal fan yi passé rek ñu ni douane am na taxe yi mu yokkaat ci xeetu ay comprimé wala médicament yoo xam ni ay alimentaire la nuñ koy am na nu ñu koy waxee ay comprimé yoo xamante ni bi dafay yokk nit ki ci wàllu dund ak yooyu complément alimentaire waaw kay merci Siré complément alimentaire alors ci
suñu ay consommation locale tey boo fa demee tey da nga fay fekk ñu fa def ay exposition ci meññee fi réew mi ci xobi réew mi yoo xamante ni bi foofu la complément alimentaire ëppee daf lay dimbali ci wàllu xeex yenn tawat yi. c'est naturel. dafay naturel te ñëpp gis nañu ni keroog bi ñuy màggal bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu hypertension artérielle gis nañu ni médecins yi nee nañu li ko sabab mooy buuf bi li ñuy lekk moom moo baaxul te moo ñuy sababal yenn tawat yi nga dem Fiara gis fa benn ouverture boo xam ne lépp dafay naturel njëg gi dafa yomb Sénégal lañ koy defaree fii lañ koy transformer fii lañ koy conserver fii lañ koy consommer jàpp naa ni kilifa yi wax nañu faa dem. ministre de l'agriculture commerce ak yëpp wax nañu fa dem nemmeeku xool la fay am ñu mën ko gën a yaatal ci réew mi te ndaje yu mel noonu di gën a jigéeyantoo pour Sénégal yi gën a comprendre dëgg l'importance bi nga xam ni moo nekk ci wàllu agriculture élevage. ci seen réew surtout li ñuy wax production familiale dafa am solo bu ñuy wax tabaski gaa ngi jigéen suñu naan boo saaganee xar mun na manqué de. parce que fonkul li nga xam ne mooy exploitation familiale. parce que borom kër lu néew ci këram war na am benn espace bu mu yar benn xar boo xamante ni bii chaque année bu tabaski ñëwee du am problème. tey am na réew yoo xam ne dépassé nañu loolu donc ñun ñoo toll ci jafe-jafe yooyu toujours malheureusement xëy na un jour viendra ñu ubbeeku ci côté boobu ba nga xam ni du ñu am ay jafe-jafe ci wàllu alimentation ak yu mel noonu. ñu àddu jëmale ci njëndum roplaan gi nga xam ne coow li amoon na ci nag discours ba nga xam ne Amadou Hott jëwriñ bi jot nag see def njiital Leeral askan wi nekkoon coow li warees naa mën a ñàkk nag ndax askan wi seen droit lañ doon laaj maanaam xam njëgal roplaan bi ak xam nañu ko kon nag coow li warees naa mën a ñàkk Omar Faye ay kàddoom. objectif bi moo doon xaalis bi nga xamante ne dañ ko génn pour jëndal avion présidentiel à ce que sénégalais yi xam ko waaw léegi sénégalais yi xam nañ ko à travers le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo contrairement ak Amadou Hott du ministre de l'économie et des finances bi nga xamante ne au lieu mu wax ñu ko muy jéem a charmer sénégalais yi jéem a parfaire image am et c'était pas ça l'objectif moo tax depuis bi ñu ko waxee ba léegi déggatoo nit ñi wax si parce que xaalis bi nga xamante ne moom la ñu war a fay dañ ko fay pendant 3 ans 2019 la ba 2021 defe naa bii sax fayaguñ ko donc loolu jarul woon làq léegi nag li ñu bëgg aussi mooy au-delà de paiement bi Sénégal di def ci acquisition avion bi mais suñu secteur privé national aussi il faut nag xaalis bi nga xamante ne état bi dinañ ko ameel te ñu nekk situation yu difficile ñu jéem a xool nu ñu leen koy fay. ay ca ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba ji Pape Manta Mbuub daal di teew ma nag asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Ndiaye. borom jam si Teex Dugar. waaw ñoo ngi lay fay bu baax a baax. ñu koy door ci wàllu football résultat 18e journée bi Ligue 1 Sénégal. waaw jàppale nag kon Teungueth FC moom mi la nag moo ngi wéy di nekk ci bopp championnat bi gannaaw ba mu daanee nag Jaraaf bu Ndakaaru 2 bal ci dara kon waxtu bi nag Teungueth moo ngeek fanweer poñ ak juróom-benn ki leen di tàggat nag di ki tàggat Jaraaf bu Ndakaaru di Cheikh Gueye gis na nag équipe am moom xam na nag jafe-jafe yi fi nekk mooy manque d'efficacité maanaam nag bañ di dugal ci camp yi jàmbur yi te loolu nag dinañ ko gën a travailler ñëw teewlu Cheikh Gueye ak Soxna Fall. exploité ko première mi-temps bi ñëpp gis nañ système Teungueth indi na 3-4-3 boo xam ne maîtrisé nañ ko ba développé football am ñu doon développé football mais football aussi mën nga am occasion li am solo mooy nga dugal ko si 45 minutes Teungueth am na bal arrêté boo xam ne yomb na trop ñu encaissé bi boobu deuxième mi-temps am nañ ay révélations tactique yu ñu def indi parfois ñaar si kaw mais teewul occasion yi nga xamante ni moom la war mën di am parce que boo wax nañ xale yi doon essayé d'aborder pour centrer mais à chaque fois bu ñu centré c'est l'équipe adverse mooy njëkk si ballon bi équipe nag boo ko bëggee dugal yaay fexe noonu njëkk si ballon mais fekkee chaque fois défense moo si njëkk doo mën dugal loolu la Teungueth géré ba nga xam gagné na si match bi 2-0 ñu koy félicité ñun tamit ñu delluwaat liggéey xam ne suñu feebar principal boobu ba léegi moom mooy concrétiser occasion c'est aussi continuer si liggéey. ñu doon teewlu noonu Cheikh Gueye mi nga xam ne mooy tàggat Jaraaf bu Ndakaaru ba tey nag lu jëm ci wàllum fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg bi AS Pikine moom dafa daan Dakar Sacré-Cœur 3 bal ci dara kon AS Pikine waxtu wi moom moo nekk si ñaareelu place bi ak fanweeri poñ ak ñeent kon Génération Foot nag moom dafa nag def match nul ci digganteem ak Casa Sport teewul ba tey Génération Foot moo nekk si ñetteelu place bi ak fanweeri poñ ak benn Casa Sport si juróomeelu place bi ak ñaar fukki poñ ak juróom AS Douane moom dafa daan nag ci kanamu jàmbaar bu AS waaw ci kanamu jàmbaar nag la daanu benn bal ci dara Mbour Petite Côte ak Ndiambour 0 partout la ñu def ñaari tali nag moom am ndam ci kaw US Gorée ñaar ci dara kon waxtu bi sax ñaari tali kon jóge na ci lanterne rouge bi ci diggante nag Seneps ak Excellence bu Thiès ak Stade de Mbour benn ak benn lañ def kon ñu jàppale nag fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg bi lu toll ci fukk ak benn bit la ñu dugal juróomi victoire ak ñaari match nul tey jii la nag la ñuy ndar képp lu jëm ci wàllum nag fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg bi jëm ci Ligue 2 bi
foofu ca stade Fodé Wade ca Saly 17h nag ci diggante nag Kër Madior lay doon ak jamono bu Fatick di fàttali nag ci Ligue 2 bi kon waxtu wi Guédiawaye moo nekk ci bopp bi ak Linguère bu Saint-Louis. jongante U15 la ñu yàddu jëmale tournoi UFOA mu mel ni kon Sénégal jël na ndam li. waaw Sénégal nag moo jëm ndam li ci tournoi bu njëkk nag ci boobule catégorie lépp rek li ñu ci bëgg mooy nag gën a suqali ndaw ñi nga xam ne ñoom nag ñooy football ci équipe nationale yi muy U15 yi waaye nag Sénégal moom ci boobule tournoi ñetti ndam la ci am ci kaw Cap Vert daan ñi di waa Guinée Bissau ñaari yoon Guinée Bissau rek moom moo ko daan benn yoon waaye nag tamit di si jaajëfal bu baax a baax suñu naataango boobu nga xam ne mooy Aba Diatta bi nga xam ne doomam moom bokk na ci U15 yi kon di ko félicité bu baax a baax ci boobule tournoi en plus tamit di félicité bu baax a baax kon nag Ngalla Sylla yi nga xam ne ñoom ci sand bi ñoom ñoo jël nag juróom-benneel yoon lii di trophée beach soccer Sénégal kon mun nañu jàpp ne waxtu wi nag moom day wëy di nag dominer boobule compétition fii ci Afrique di fàttali nag moom qualifié na ci coupe du monde bi nga xam ne dinañ ko amal ni ki fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum août foofu ca Moscou ca Russie kon Mambay di moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. voilà Badara Sembène si diaspora bi la nekk dañuy topp ci Sen TV l'officiel nee na bu ñu fàtte ne 2002 tey jii mooy 19 ans bi Sénégal gagné France effectivement il a parfaitement raison. waaw dem si yàlla si Pape Bouba Diop dugalee. waaw di ko masaw bu baax a baax. nekkoon mbégte. waaw di ko jaalewaat seen waa kër te di ko ñaanal fu mu nekk gënal ko fi mu jógee El Hadj en tout cas lu am solo la Sénégal di xam naa El Hadj moom boobu moom ko fàttali ko bu baax a baax Sénégal lu muy daan France. El Hadj jour boobu xamu nan la def El Hadj. kontaanoon nga de waaw bu baax a baax sax vraiment bis boobu moom macha allah. salaamaam yéegee woon ci kaw oto ba. mais man nag manifestation musuma bokk ci Mumbai bi damay kontaan sama kontaan rek ñibbi lekk sama ceeb tëdd na la. 8 kilos nga xëy def. waaw 8 kilos man mbégte 8 kilos. man daal affaire xumbaay yi mbedd moom. waaw musuma koo ñemee moom. xam naa ne Yacine moom match boobu rek moo ko yëkkati woon nag Sénégal 2002 yaa ngi koy rappelé woon Yacine boobu. jaru ko yooyu jaru ko. Yacine est-ce que fàttaliku na ko sax Yacine est-ce que juddu woon na. boo ko 2002 bu accidenté après. waaw mooy loolu de. doo ko feete. ñaari tali ci sama benn grand bu tudd Maguette Ngom Max grand Max maa ngi koy nuyu maa ngi fàttaliku 5 heures du matin nañu yeewu. xaw ma 6 heures du matin match boobu. non match boobu xam nga fële la woon Japon xaw ma Japon. décalage horaire yi. xaaju guddi Corée la woon waaw di ko yëg maa ngi fàttaliku maa ngi dëkkoon nag sama grand Max ak ñoom dimbalay jox sama gars yi daal. waaw ñu seetaan match bi Sénégal bi muy gagné bi arbitre tiré fin temps bi. daanaka 6 heures et quelque moo jotoon. mais jour boobu ñaari tali xumb na. ñaari tali est-ce que mas naa toog te xumbul.